gërëmati leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu soit ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot quartier général premier talk show fii ci Sénégal tey itam ñu fas yéene leen proposé ti beneen inédit ci télé bi la nga xam ne nii bu guddi jotee da ngeen di àndandoo ak ñun ba xëdd ndogu naafila seetaan quartier général ba fajar xëdd tëdd wala xëdd liggéey yooyu yëpp mën na ne de toute façon on est là on s'occupe de vous comme chaque guddi ci télévision Futur Média yi ñu leen préparé ci ay sujets bëri na ay gan yu bëree ngi fii tey nag dina am ay secret yoo xamante ni naa leen ko baaxee xam naa bu ca kanamee di ngeen ree ba dee mais parallèlement bu leen fàtte itam ni ndimbal yi dama koy teel a séddale bu ko defee ngeen mën a teel a séddu balaa xat puisque bu ñu tàmbalee waxtaan bi ak ganu quartier général tey xëj na du ñu am jot bu bëri Ahmed Khalifa Niass xam ngeen ni moom bokk na ci personnalité plébiscitée par les téléspectateurs chaque année ci quartier général depuis presque 3 années tey nag mu fas yéene ñëw àndandoo ak ñun ba ci kanam saa yu ñëwee polémique am jaar na fu ne waaye tey ñëw na ñu fas yéene dem ak moom ci ay angle yoo xamante ni di ngeen ci mën sukkandiku bu ko defee ngeen mën a demaat ak moom ci polémique yi am souvent ci xam-xam bi en tout cas duñ ci soreegum dañuy bàyyi ba mu yegsi bu ko defee ñu doog a tàmbali waxtaan bi bu leen fàtte que ñu ngi bëgg a jeexal koor gi waaye fan yu mujj yi dafa am solo xam naa dans quelques minutes Oustaz Assane dina ñëwaat ci solo yi nga xam ne ni ñoo am ci dernier jour koor gi fukki fan yu mujj yi laylatul xadr ak guddi geek nu mu amee solo daañ ci waxtaan bu ca kanamee tuuti et puis ñëwaat ci muurum koor nga xamante ni période bi itam bëgguñu benn sénégalais fàtte ko loola itam dinañ ci ñëw ak Oustaz Assane en attendant ëllëg dina tombé ak alxames ñu baaxee leen température yi mënul ñàkk ci téléservice bi lii ngeen di gis ci tableau bi carte Sénégal bi mooy température yi nga xamante ni ëllëg moom la dëkk yëpp nar a yeewoo muy seen ay minimum c'est vrai que peexu fajar gi météo prévoir na ko ci dëkk yu bëri surtout dëkk yi nga xamante ni ñoo jege ndox mi bokk na ci Cap Vert Dakar ak fi nga xamante ni moo di Saint-Louis nga xam ne seen minimum ëllëg dina toll ci 19 degré Dakar 20 degré biir Sénégal nag seen i minimum daanaka dina xaw a kawe tuuti par rapport ak Saint-Louis fu mel ni Linguère dina xëy ak 24 degré Podor waxi nopp 24 degré 21 degré Diourbel 22 Kaolack 23 Ziguinchor Kolda 26 degré Tambacounda 30 Kédougou 29 degré Matam dina xëy ak 30 degré bu ñu demee nag ba jant bi gën jóg ci la ñuy am ay pic yu nar a kawe lool météo di ñu xamal ni thermomètre bi mën naa dem ba 41 42 jàpp 44 degré boori fi nga xamante ni moo di Matam ak Linguère mën naa wàcc nag ba tey ci 43 degré boori fi nga xamante ni moo di Podor Kédougou itam dina yendoog 43 degré Kolda 42 Tambacounda 41 biir Sénégal boori Linguère ak Diourbel 44 Linguère Diourbel 42 Kaolack 42 41 Ziguinchor 42 Kolda Dakar 26 degré Saint-Louis 29 degré donc ñaari dëkk yooyu daanaka seen i maximum ñooy gën yam waaye toog leen seen kër bi day gën am solo ci tàngoor bi surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a nekke boori Matam Linguère ndax foofee naaj bi mën na faa tar lool donc naaj bu tàng àndul quand même ak koor et puis bu weesoo température yi mën nañu leen baaxee yëngu-yëngu ak tekkaaralu géej gi muy marée haute ak marée basse waxtu marée haute yaa ngi bu njëkk bi météo nga ko prévoir suba bu 7h15 du matin jotee marée haute bi ci topp daañu ko am ngoon gi boori 19h28 waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi ca kanam tuuti la ko météo prévoir bu minuit 57 du matin jotee waxtu marée basse bi ci topp daañu ko am ci diggu bëccëg gi buy jeex en début d'après-midi boori 13h59 et puis jant bi du biddanti ëllëg dina xëy après xëdd boori 6h40 du matin nara tëddi guddi gi bu 19h32 jotee donc loolu moo jëm ci jaww ji lu mënul ñàkk la ci première partie bi li nga xam ne ni mooy téléservice bu quartier général ñu baaxee leen itam waxtu julli bu dee da ngeen ne ci gox boo xamante ni amul jàkk wala amul juma wala ñu tëj ko lii mën ngeen ko noter def ko alarme donc fajar gi jullee mu ngi toll ci 5h41 du matin tisbaar daañ ko julli 14h15 et puis takkusaan 17h pile la ñu ko nar a julli ëllëg timis daañu ko julli 19h39 gée daañu ko julli 20h39 bu waxtu julli weesoo ñu jàll ci naafila yi 27e guddi daanaka koor gi jeex na ay fan rek a ci des yow Saas ñu ngi lay nuyu ndokkeel la jox la sa wàccuwaay et comme d'habitude on le dit depuis début koor gi naafila yi dafa am solo ndax Orange sax bu dee promotion ñëpp ci profito. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay delloo nuyoo yow itam di la ziar
di la jox sa wàccuwaay di ziar ñi nekk ci plateau bi yëpp di ziar téléspectateurs yu télévision Futur Média yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew di ànd ak ñun ci weeru koor bu jot ci quartier général comme ni nga ko waxee nag weeru koor la ñu nag di weeru ngëneel di weeru yiw waaye itam nekk weer wa nga xamante ni weeru barke la weer wa nga xamante ni daanaka li ci des mu jeex bareetul ndax jamono yi ñu toll bu ci daa toll Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daan mel ni ku am ku xaw a sëngéem ndax xéewal ak yiw ak barke ak yiw yi nga xamante ni ak tuyaaba ak yërmande bi nga xamante ni mu ngi ñuy waaj a tàggu nga xamante ni dafa nekk weer wa nga xamante ni lépp la nga xamante ni jaamu nañ ko ci borom bi subhanahu wa taala yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf koy ful te toujours ma wax la ne suñu borom subhanahu wa taala buy ful moom mooy xool ba lim bu ko neex rek mu daal di la fulal li nga xamante ni moom moo di sa ay yiw ba tax na lépp lu waay man ci naafila jàng alquran tudd yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala saraxe ak jëf ba nga xamante ni bu baax la mu bañ a xeeb dara rek na ko def ndax leen lépp ëllëg suñu borom subhanahu wa taala daf ko koy dencal waaye Baye Cheikh li ci gën a neex mooy ëllëg ñi nga xamante ni dañ doon woor comme ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon defee yàlla santaane ko noonu dafa am buntu ba nga xamante ni spécialement pour woorkat yi rek ëllëg ñoom ñoo ciy dugg ndax sallallahu alayhi wasallam moo wax ne am na aljana buntu ba nga xamante ni ëllëg yawmal qiyaam woorkat yi rek ñoom ñoo ciy dugg te ku wax woor comme ni nga ko waxee wax ay tuyaaba wax ay bonus ba tax na naafila tey bi comme ni ñu koy waxee fukki rakk la ak ñaar muy 12 rakk bu njëkk bi da ngay def fatiha ak li nga xamante ni moom moo di inna anzalnaahu fukki yoon si rakk yëpp nga def ko nee nañ boo ko defee ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dana la bindal yiwu ka nga xamante ni dafa mel ni ku jaamu yàlla dundam gépp waaye du yam foofu ëllëg bu lay dekkal daf lay boole ak gaa yi nga xamante ni ñoom ñooy gaa yu baax yi gaa yu sell yi gaa yu yiw yi ñi nga xamante ni ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dafay wàccee li nga xamante ni moom moo di seen yërmande si ñoom ba tax na Baye Cheikh comme ni ma koy waxee amul benn naafila ba nga xamante ni jar na xeeb ñeenti rakk baax na fukki rakk ak ñaar baax na téeméeri rakk baax na juróom fukk baax na ndax amul limite lu si waay man rek moom ngay def comme naafila la boo defee ba sonn rek nga daal dee def benn rakka muy sa witr nga daal dee tëj li nga xamante ni moom moo di sa naafila comme ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalee Baye Cheikh. voilà mu ngoog donc naafila yi dafa am solo bu promotion jotee moom ku ci profité wul di nga am problème jërëjëf yaa Oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax fàttaliwaat leen ni bu leen fàtte yëpp jagleel nañu leen ko ci ay ndimbal donc teel a dugg mën a teel a sirdu daf ciy baax 88 628 22 22 88 628 76 76 88 628 65 65 ak 88 628 22 22 on en profite aussi pour remercier partenaires yi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal depuis début saison bi ba ci jeexital bi kenn ku ci ne def confiance quartier général premier talk show fii ci Sénégal Mamadou Ndiaye li ko tàmbalee Orange ba CO en passant par TQG kenn amul seen fay. amul seen fay Pape Cheikh gannaaw boobu la nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni encore di leen remercier ci seen fidélité di ñu scotché di intérêt bi nga xam ne jox nañ ko quartier général surtout ci guddi gu jot depuis ba koor gi commencé ba léegi di remercier encore une fois suñu partenaires yi nga xamante ni jox nañ confiance groupe Futur Média jox confiance quartier général ku ci mel ni les Kandia TQG Touba Quincaillerie Générale NMA avec les pâtes Pastami Orange ak Sow Ardo Savon Lamé Sant Yàlla boutique Prestige Déco chez Katia OCO mi nga xamante ni ndox mi fii lañ koy defaree mu nekk ndox mu am solo huile chef Aïda ak waa Wave ñi nga xamante ni aussi dañoo wàññi li nga xamante ni mooy transfert d'argent bi am possibilité wàññi ko lu tolloog 1% maanaam da ngay envoyé lu tolloog 5000 francs ñu wàññi ko ba nga xamante ni dina la jariñ ñi nga xamante ni ñooy ay client am keneen ki nga xamante ni ñu ngi koy gërëm bu baax ci di partenaire ci quartier général bi di Jamilia bi nga xamante ni mooy pâte bi nga xamante ni bio la en tout cas di remercier bépp partenaire bi nga xam ne jox na confiance groupe Futur Média rawatina quartier général Pape Cheikh. mu ngoog donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci jàppandal gi ndax jox nañu confiance quartier général tey nag Ahmed Khalifa Niass mooy nekk invité quartier général lu garaaw laay waaj a wax bu ngeen ma dégloo rek di ngeen dégg ma kontaan ndax ci tàmbali gi léegi dina am pello bu ma leen di baaxee ci ñaar ñoo xamante ni Sénégal leen bëgg Serigne Moustapha Seck bu sikaree ñëpp kontaan sunu soppe bi Ibra bu sikaree ñëpp kontaan ñoom ñaar laay ibbee dans quelques minutes mu doon léemaayu quartier général mais tey Ahmed Khalifa Niass mooy invité quartier général chaque année ñëpp koy xaar donc bi nga xamee ni ñoo ngi koy waaj tey ñu fas yéene àndandoo ak toujours équipe bu télévision Futur Média d'abord Bouba Ndour mu ngi fi Bouba ñu ngi lay nuyu.
asalaamaaleykum. Ahmed Khalifa Niass mooy invité quartier général Bouba Ndour a ngi fi. waaw maa ngi nii donc maa ngi leen di nuyu mbokk jullit. Bouba ñu ngi lay nuyu. waaw di kontaan di toog ci plateau bi. ay parce que sama yére bi moom dama ko jëloon rek denc ko ci bureau bi. anamu sax déet dafa am lu may seet may leen ma rek une seconde. xam nga lii laa faral di yore tout le temps. di la dee. waaw tey ma wàcce ko ak moom sol yére bi. pour teeru gan bi. léegi damay teel a avertir Apulaay bul teel a wane kenn ñi ngay wane ñuy rey ak yooyu bu ko wanee gum waxtaanee nañu ñëpp te gisuñu leen tey Ahmed ñëw ñu ñëw bul wanee gum kenn suturaal ma rek nañ njëkk a wane buuba rek. mbaa ñi ngi may gis bu baax. bul wane kii ngay wane nëbbu ko demal ci buuba rek yow suturaal ma rek. waaw ku ma xàmmeewul man la de ba léegi de. voilà. te am naa explication ci lii aussi. ci ñàkk wotu bi. waaw lu ko waral. xanaa fagaru rek. bañ a dem fenn. waaw bañ a dem fenn. bañ a exposer sa bopp aussi. mais waa TFM bi da ngeen bëri ay cas de dégg na. non àddina bee bëri kaa. ndeela bu neex mi bëgg a ñëw te kenn jël ko nee nañu quarantaine. waaw dégg naa wax na loolu. te war na ma ba taay pour ma jël ko. waaw mais Pape loolu day tax ñu gën ko jël. ndeela dañ lay invité saa yu xëyee woo ba kañ nga may invité ba pare nit yi ma naan sénégalais yi nañu quarantaine te waaw bu ñu ko quarantaine fooy jëm kon ndeela. waaw mais Pape réew mi neex na waaw non mais Pape. mais neex waay wax mais Pape non déedéet mais. te ñu toll ci woor wàcc. mais war nga xam ne dafa raw taje woor wàcc bu ñu ko toppatoo te bàyyi ñu. non mais koo koy ndeela man pour man ndeela te bëgg a ñëw mais man te kat bu may wax daa bëgg a ñëw da cee boole keneen naa ma màkki ñoo bëgg a ñëw def programme xam naa li ñu ko jëlul moo tax mu ne mais yow jëloon nga ko fi avant koor gi te ñu toll ci woor wàcc lañ toll mais pas booy wax woor wàcc da nga koy rythme loolu ma ci jaaxal mais dafa raw taje woor wàcc waaw donc maa ngi nuyu ñëpp. ñu lay ziar mu ngoog quartier général bi dina bokk ci inédit l'histoire retiendra dafa am koo xamante ni quartier général bi tàmbali na depuis 4 ans at bu jot sénégalais yi di ko réclamer muy taaxeerlu may leen ma at yi mujj yëpp Amérique la ko fekk ren mu fekk ko Sénégal bi koor gi tàmbalee ba tey ñu koy xaar ci QG ñëwul ci benn waaye tey invité Ahmed Khalifa Niass Amina Poté ñëw na. maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ni ma bokkee tey ci QG bi. di baalu sénégalais yëpp àq di leen baal àq di leen ñaanal yàlla musal leen ci mbas mi yàlla boole na ma ci tey maa ngi ciy soog a bokk macha allah. mais Poté. man sànq bi may ñibbi. waaw dama gis sa oto. nga ne ci ginnaaw ànd ak chauffeur ànd ak garde du corps wàcc Soumbédioune. mbaam nga jën. yaa ngi may tooj kenn lekkatul jën fi mu ne mbay la coon sekk waxoon rek woy wu rëy wa ku giiroo da nga fat moo tax maa ngi ci mbay du ma ne sax maa ngi ci xar yi ndax xar wóorul waaye maa ngi ci nag yi rek mbay. mais tey daal yow jëndoo jën daal ndax jën yi mag yee jeex. non maa bàyyi ma rek ci yàpp bi rek mbay. ba ci kanam ci kanam. donc ak corona bi kenn lekkatul jën. Amina Poté tey ci quartier général ki ci topp nag Alaaj Njaay da ko teel a lijjanti. bon salaamaaleykum rek premier numéro plainte ñëw alors yaaw di nga ñëw QG attends je réfléchis il faut que ma digérer affaire u ramadan de star buuba ci banditeem ne ko léegi am ziar léegi xel mi dal na ñëw na tey yaaw ñu ngi lay nuyu. waaw Pape Cheikh maa ngi leen di fay vraiment di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo TFM di nuyu waa Sénégal yëpp vraiment c'est un réel plaisir de partager le plateau avec vous yéen ñi nga xamante ne samay xarit samay góor samay mag vraiment ñoo fi nekk di leen nuyu encore une fois di leen dalal jàmm ci biir seen émission. QG moom nag xale bu rafet la nag xoolal kanam gi man de kanam gi rek laa xool ci écran bi wanaat ma yaawa ok. Pape. est-ce que xam nga dara. El Hadj Ndiaye sama papa la de. xam loolu moo tax ma koy tooñ man la gën a nekk sama papa la loolu dara du ko dindi. donc yaa awa ak nous ce soir ci quartier général bi ki ci topp nag dara safu ko. moom waxuma la iñaane gi ma ko iñaane rek sax waaye tey bu may tul dinaa ko soog xeex en pleine émission aba stress nekk bi sax non stress. Africa Baye maa ngi lay ziar di ziar téléspectateurs yi seetaan TFM yëpp ak ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi yëpp man de boobu ba tey maa ngi woote pour bëgg ñëw QG xaw ma tax ñu bàyyi ba tey ñu boole ma ci équipe bi ñëw tey.
non c'est-à-dire yow il fallait voir bi ñuy liggéey ci émission wu tey dañ ci boole ay reetaan laa jël Mamadou Ndiaye Coro Bijou Bouba Ndour dañ doon ree c'est incroyable. et pourtant man tam bi may ñëw daaw. man ak sama papa Ahmed Khalifa ñoo bokkoon bis xam nga man tamit man dama koy wër parce que dafa bëri xam-xam. et puis day waxtaan ak ñun fi ñu toll. foofu lay waxtaan ak ñun et man vraiment damay bëgg di bokk ak moom plateau quoi. mais lu tax yaa seeti woo ko boobu ba tey ziar ñame woo woon wala. non c'est que dañ doon xaar confirmation bi. mais incha allah balaa ñuy tëj dinañ ko jël. comme ça ñu waxtaan wuyu ji bi va et vient bi xam nga tamit c'était pas évident nga am jot gu bari va et vient bi wuyu gi dik TFM dem gi ak ñëw bi dafa bari woon. yow koy waxal foofu ci. est-ce que xam nga dara est-ce que xam nga ne dañ ko gérer comme pas possible. calmement quoi calmement sans problème zéro pression zéro tension. mais ñu bari wuyu ji nañ ko fii. bon yàlla baax na donc tey Ahmed Khalifa Niass mooy nekk invité quartier général bu leen fàtte ni ñu ngi leen di xaar on a beaucoup de cadeaux à vous offrir tout au long de cette émission ni ngeen ko bëggee la ñu koy defee c'est vrai que particularité bi mooy joxe ay couleurs ci biir kër yi waxtaan leen reetaan leen saafonte leen prenez toujours les choses du bon côté ndax ça peut faire beaucoup de bien di waxtaan ak say mbokk waxtaan ak say xarit boole ci ay reetaan loolu defe naa dina tax sax ñu fàtte crise coronavirus bi la nga xam ne tey dama tiit Mamadou Ndiaye bi ma déggee ni waa OMS ne lim bi ñu am tey depuis que pandémie bi commencé ñu ngi koy doog a gis di ko doog a dégg waa organisation mondiale de la santé et finalement moi j'ai peur ragalatuma pour Sénégal kese mais j'ai peur pour le monde entier. mais lim bi moo yéeme sax d'ailleurs moo tax ñu def alerte bu rëy daal ne tey jii moo nekk lim bi nga xamante ni chiffres yi nga xam ne en 24 heures jamais atteint mooy 106 000 nouveaux cas ci monde bi yëpp boo ko dajalee mu nekk lu yéeme li nga xamante ni waa OMS tey dañu génn gannaaw alerte yi ñu doon def chaque jour wala chaque semaine ñu def ay alerte ci li nga xamante ne mooy pandémie bi di Covid 19 tey nag dañoo atteindre benn lim bi nga xamante ni daanaka musuñu fa yegg ci en 24 heures 106 000 nouveaux cas mu nekk lu bees li nga xamante ni ñu ngi koy doog a noté ci àddina bi yëpp mu nekk nag loo xamante ni xaw na jaaxal ñi nga xamante ni ñoo ŋànk mbirum santé bi di waa OMS mais surtout dëkk yi nga xamante ni actuellement petit à petit ñu ngi déconfiné entre temps boo xoolee Europe ak Afrique bi pareillement ak yeneen dëkk yi nga xamante ni gis nañ ni situation bi compliqué na fi gën a compliqué nag Pape Cheikh mooy Brésil actuellement foofu nga xamante ni actuellement ngandam équation mën nañ ko wax boo xamante ni Jair Bolsonaro bi nga xamante ni actuellement ba tey gëmul ni yëf yi lu am la wala li nga xamante ni mooy situation bi ni mu koy gérer ak crise ba fa am ci diggante ministre de la santé yeeg ci en 3 semaines mu dàq fi ñaari ministre de la santé situation bi compliqué ci foofu xam naa moo gën a yokk lim bi sax nag d'ailleurs bërki démb lañu atteindre loo xamante ni 1000 décès en 24 heures lu yéeme loo xamante xew na Brésil moom nag situation bi moo tax chiffres yi gën a yéeg actuellement ci monde bi. bi dara safu ko bi affaire bi tàmbalee ñu ne confinement mu ne feebar bi existé wul. continuer de vivre comme vous voulez. gis nga fii ci monde bi dëkk yi ñi nga xamante ne ñuy jàpp nañoo am doole wala ñi nga xam seen population dafa bari. depuis début pandémie bi gëmuñu affaire bi boo xoolee Brésil boobu moo mujjee mën naa xalaat Angleterre États-Unis pareil situation bi ba léegi dafa compliqué. mais ba tey njiit yi ñi nga xamante ne ñooy dirigeants yi ba tey duñu accepter affronter les choses comme ni ñu ko wax bal bi dañ koy renvoyer rek mi ngi parfois ñu ne tey Chine. dañ koy porter dañ koy yóbbu fi nga xamante ni ci kanamu yoon la wala génn OMS situation yi nga xamante ni compliqué na actuellement daal mën naa wax ni pandémie bi daal tiital na bépp dirigeant monde bi yëpp mën naa wax ni li ñu doon njort nag ci Afrique alerté woon nañ bu yàggul daan ne bu ñu moytuwul yëf yi dina fi def ravage mais booba léegi situation bi ba tey nag Afrique nag quoi qu'on puisse dire actuellement mi ngi koy gérer. yàlla baax na yàlla na fi gaaw jóge rek et puis bu leen fàtte mesure barrières yi na ngeen ko gën respecté port du masque bi mooy bonus bi waaye dafa am yu ko jiitu muy yokku cet gi ça veut pas dire que dañoo salté set nañu évidemment mais comme nee ñu virus bi moom fu mu taxaw peut-être saabu mën na ko dindi gel solution alcool bi mën na koo dindi donc na ngeen ko gën respecté masque yi nag c'est vrai que fii ci Ndakaaru ñu ngi gis ñun ñi fi dëkk ne ñëpp a ngi koy takk inspecteur Ndoye Bane laa bëggoon fekk ci beneen studio ba moom mu wax ma nga xam ni daanaka dëkk yëpp lay dem est-ce que bu demee ci région yi nit yi ñu ngi respecté port du masque xam naa loolu il va en parler tout à l'heure fekk ñu takkal ko micro mais wan leen ma ko yaa bi nga ñëwee ba tey gis nga Ndoye yow mos ngeen gisante ak moom bi nga ko gisee découragé woo. entre nous wax ma déedéet Ndoye sama xarit la sama mag la Pape Baye Roubé bi
nan bi ko gisee na découragé mais bàyyi. waaw léegi découragé noonu. bàyyi avant ñu dem ci doy. bi ñu dugg see ñun ci plateau bi avant ñu ñëw ci plateau bi man ak Amina ak Yaa Aw dañoo réunion. lan ngeen wax dañoo ne ci biti. baaxulet waxtaan ni bi yëfi xewee ba tey. de façon baaxulet. ñun egsee guñu waaw kon bu ñu yegsee te ñun dañoo yegsee en bonne santé en très bonne santé li ñu ñëwee ci QG bi waaw ñun daal toog nañ ba waxtaan ñu sunab nañ woo suñuy mbokk ne on est en bonne santé. mais ëllëg a tax ñëw nañu wax ëllëg a tax daal ëllëg a tax mais naka ngeen di protéger woo ci affaire bi c'est vrai que dafa compliqué parce que ñun tàmmuñu ay mesures barrières takk masque tout le temps. day nëbb maquillage loxo donc koy laal tout le temps sa kanam est-ce que yomb na pour nga yaa ngi gérer bu baax coronavirus bi. non yombul parce que loo xam ne xamoo ko woon bu duggee ci yow noo def mu xaw a metti mais yaakaar naa bu fekkee ne gëm nga ko ba pare boole kook bëgg a dund ba ci kanam di nga ko gérer par force. waaw man ñemewuma non seulement dama bëgg sama doom yi bëgg nekk ak ñoom ba ci kanam ba tax na man chaque jour damay wax nit ñi ne leen nañ jëfee consignes yi man su may génn sama génn bariwul mais su may génn dinaa takk masque non seulement kenn dootu la xàmmee. c'est vrai ah. waaw corona bi tax na yow mi nga xam ne nee nga star nga di génn télé boo génnee koo nuyu sax danaan yow a kan waaw mi ngi mel ne naar bu mël fa wër mais quand même ça va quoi di ñaan yàlla rek suñu borom génne ko fi te ñuy utiliser li nga xamante ne mooy masque yi ak gel yi tamit ñu xam ne Pape Cheikh du day nekk di faj corona pour bu fekkee da ngay génn la parce que gel bi warul durer ci sa loxo 3 heures de temps parce que bu continuer ci sa loxo mën na ñaqal sa loxo te loolu mën na jur yeneen microbe ndox ak saabu bee gën sax fuuf du moroom ba tax na kon ñu bàyyi ci xel di ñaan yàlla suñ borom gaaw jële ko fi ñi nga xam ne foo lañ ko jàppee nag ñu xam ne lii du caaxaan du fo donc finalement c'est compliqué waaw Pape bon xam nga ñun nag par rapport ak man liggéey bi may liggéey ci weeru koor bi donc tout le temps chaque jour ñu ngi tournage voilà ñu ngi dem et tout donc ñu ngi jël vraiment précaution yi nga xamante ne moo ci war ñu ngi takk masque tout le temps ñu ngi ak suñu ay gel te TFM ngay jógee déedéet Pape bul wax loolu TFM mën naa xëy weer bu fi dugg weer bi sax mën naa ne ñaari yoon laa fi ñëw c'est vrai que def naa émission nag ak suñu xarit Kouthia vraiment ñu koy ñaanal yàlla na yàlla fëgg boppam waaw kañ nga def émission bu njëkk bi. juste la veille avant weeru koor bi. parce que dama defoon calcul quoi. c'était un vendredi. fi may defee calcul rek sama téléphone bi sonné ma gis sa tur ma ignoré coup de fil bi parce que pour man da nga def calcul ba pare ni ma woo nan la demee waaw. waaye xaw ngaa jooy de. boo yoree njaboot gi rek. boo njabootee faaw nga jooy. te yow macha allah ndey ji séex nga. lu ñu wax il faut que nga nërmelu. waaye bu ko corona bi ne woon hop mu bàyyee ñu ko daw xam naa ko daw rek la mën. Pape tey ngaa bàyyi noonu. waaw nañ bàyyi noonu bàyyi Cheikh bala mu laa yaa ma gën man it ragalu ma de. Pape message yaa ngi fi de xola def naa ko de. mais ci plateau télé lañ nekk de lii du biir kër de. bàyyi mu kon de. yére yu tilim ci biir kër gi la ñu koy fóotee. waaw moo gën a rafet de ba pare vraiment moom ku ragal dafa njaboot moo tax. moom Bouba vraiment ragalul sax dafa njaboot mais Abba yow yaa ngi rassemblement parce que yaa ngi tourner tous les jours. waaw man comme yow rek xam nga comme ni nga nekkee ci QG gi noonu laa nekkee ci tournage mais tamit ba tey ñu ngi jël suñu ay précautions ñu ngi topp ci consignes yi donc damay wax rek ñi koy fowee man damaa gis damaa gis ay américains ay boy lañ yuy dugg ci hôpitaux yi di filmer naan affaire bi amul ñaari nit a fi nekk ñett nit a fi nekk ma gis ñu koy partager suñu WhatsApp yeeg yooyu ma xalaat ni rek ñun mën nañ koo gëm wala mu yóbbu ñu foo xam ne ñun duñu comprendre feebar baa ngi fi de feebar baa ngi fi te am na man damay xalaat suñu yaay yi surtout man mi nga xam ni dama am yaay mu nekk mag nekk ci banlieue bi donc am ay sët ñuy dugg di xam nga yooyu genre nanu respecté consignes yi xeex lii mu jugee fi ñun lii lañu xamul tey Amina toog fii Bouba toog fee 3 mètres ndox seen diggante tey benn Abba mënul jug dem ci kaw Baye Cheikh xam nga jigéen ko déranger ñun lii xamuñu ko donc nañu xeex lii mu dem ñu continuer ci li ñu nekkoon ñu continuer ci li ñu nekkoon quand même nañ ko xeex rek quoi boo amee collègue bu mel ni yaaw da nga koy bëgg accolade waaw xam nga man Baye man bu yoon doon Baye xam nga man bu yoon doon yoon rek mooy man bu yoon doon yoon rek mooy Baye man damay ñëw fii taxaw saafonteeg kii ñëw taxaw fii Baye saafonteeg jawdu waaw defal nii ñëw fii ci Amina mais laalu ma la man aw ma confiance ci yow de man maa gën a ñàkk confiance mais doo ko mën kenn mënatul loolu Baye en tout cas réew mi dafa metti mais fan la bët di wéree finalement est-ce que duñu vivre avec comme les dégg autorités yi di ko mais man pour man
sera plus comme avant. mais vivre avec bi loolu c'est une réalité maintenant balaa ngay dund ak dara da nga koy xam parce que pour man ci fi ñu toll nii mooy dañuy jàng di xam feebar bi parce que pour man vivre avec dañuy anticiper trop si baisser les bras il faut ñu xam docteurs yi xam mutation yi nga xam ne feebar bi mi ngi koy am c'est important parce que docteurs yi ba léegi maîtriser wuñu nan la feebar bi di ubbee ko donc voilà donc je pense que fii ak peut-être fin de l'année fii ak mois de décembre gars yi dañu peut-être am beaucoup plus de matières yu ñu xam ne mën nañu sukkandiku après ñu doog a envisager vivre avec mais dafa am loo xam ne xam nga pour man ay communication dafa grave am na noo xam ne soo ko waxee rek mën nga inciter nit ñi ñu xaw a bàyyi seen ko mooy comme nii la demee naa dund ak moom mooy li yàlla bay nit bul bàyyeeku bu kenn bàyyeeku voilà donc pour man bu ñuy communiquer dañu war a def très attention parce que boo nee nañu dund ak moom comme ça nit ñi tem ñu ne ok ça c'est la réalité alors que du rek dund ak moom c'est-à-dire que waruñu dund ak moom dañ ko war a sorel waruñu jege te loolu pour ñu mën ko il faut ñu am éléments yi de base yi donc pour le moment nañ ko jàpp ne feebar bu bees bu ñëw la te ñëpp dañ ko war a moytu mais bu ñu teel a ne bon nii la demee nii lay continuer donte mesures yi assouplir nañu ko wàññi nañu yokk nañu léegi couvre-feu bi 21h lay tàmbali am na ay marché yoo xamante ni léegi may nañ leen ñu tëj 19h mais loolu ça veut pas dire que feebar bi dañ na mu ngi fi ba tey waaw mi ngi fi ba tey ba pare xam nga Pape xam nga nit yi dëkk day dox économie day dox nit ñi dañuy war a dund dañu war a kii parce que lu feebar metti bu duré 6 mois ci benn dëkk attanu ko donc gars yi je ne pense pas que ñu ubbi parce que dañu bëgg ubbi dañu ubbi parce que il faut que nit ñi survivre maintenant nit ñi seen bopp bu ñu ubbee ñoom ñoo war a tëj seen bopp ak feebar bi pour man nit ñi il faut ñu déggee ko noonu il faut ñu bu ñu nee ubbi nañu ça ne veut pas dire que demal fii mooy que yow jox la ñu war a gën a moytos on te met devant tes responsabilités donc je pense que bu ko nit ñi jàppee noonu ñu teel a xam que ni ouverture bi soññ la pour que nga gën a def attention c'est vrai que voici la phrase on nous a mis devant nos responsabilités donc nu ko jël ay responsabilités am et puis yàlla baax na espérons que affaire bi dina fi gaaw dañ vivre avec ça c'est compliqué mais yàlla baax na de toute façon mu ngi fi moom Covid-19 et comme Mamadou Ndiaye ni mu ko waxee léegi nii waa OMS sax tey dañoo jaaxle parce que lim bi ñu am mosuñu koo am ci bi pandémie bi tàmbalee ba tey inspecteur Ndoye Bane ñu ngi lay nuyu yaa ngi ci biir dëkk bi boobu ba tey yaa ngi dem est-ce que constat bi nga def ci dëkk yi ngay romb biir Sénégal nit yi ñu ngi respecter mesures barrières yi. jaajëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ci plateau bi yëpp ñoom Aba yaa Awa Poté Alaaji Bouba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar Oustaz Assane ak sa invité yi comme ni nga ko waxee rek bërki démb def nañ presque tour bu rëy départ nañ Dakar jaar Mbour jaar Kaolack dem Kaffrine jóge Kaffrine dem fanaani Tamba xëy dem Kolda def Kolda ñetti fan jóge fa jaar Jalle Marari jaar Diaobé marché Diaobé nga xam ne dañ ko tëjoon jóge fa jaru croisement jaaru ba dugg biir Gambie génn feeg fa lewaat Paoskoto ak Nioro ba ñëwaat Ndakaaru mais Pape Cheikh man li ma gis man daf maa tiital parce que Dakar sax soo génnee ci mbedd yi di nga gis ñëpp di sol masque ñëpp da nga leen di gis ñu sol masque xaw ma dañ koy sol pour daw feebar bi wala dañ koy sol pour bañ ko leen jàpp xam nga loolu dafa am gi nga oto yi ñuy dawal nit ñi dañuy dagg assurance pour bañ policier bi jàpp leen wala dañuy dagg assurance parce que dañoo war a dagg assurance kon gars yi dañuy takk masque pour bañ policier bi jàpp gars yi jàpp leen amande leen ou bien dañuy sol masque yi pour moytu feebar bi mais li ma gis dans les régions ci surtout ci village yi Pape Cheikh man tiital na ma parce que nit ñi am na ñi ngay dajeel dañuy yor masque def ko seen poche jigéen ñi yor masque def ko seen saak am ñoo xam ne si yorul sax faf masque bi ñii gëm nañu feebar bi ñii gëmuñu feebar bi Dakar daal soo fi ñëwee di nga gis ni nit ñi ñu ci ëpp gëm nañ ni feebar baa ngi fi ba ñi ngi xaw a moytu mais li ci fekk waa Ndakaaru fekk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ji ñi ci région yi surtout soo demee nga xam ne moom moo di ville yi soo seetloo ñi nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne dañoo nekk ci yenn dëkk yi suñu indee ay masque ak ay gel dañ koy indi ci commune bi ci dëkk bu mag bi mais dama defe ñi koy séddale dañuy fàtte ñi ci village yi te xamuñu ni ñi ci village yi dañuy xëy suba ñëw ci commune bi ndugg marché delluwaat donc su feebar bi nekkee ci biir commune bi tout le temps na nga xaar ne ki jógee village mën na koo ñëw jëlee ko ci commune bi yóbbu ko seen village moo tax maa ngi koy wax léegi Oustaz Assane ak Aba bërki démb ma ni autorisation yi nar a joxe pour korité gi bi ma demee ba ñëw loolu laa njëkk a wax ci rajo bi ci Aba mi ngi woon toog ma ne autorisation yi nar a joxe pour korité gi suñ ko joxee ci korité gi Sénégal ñëpp dinañ jël feebar bi gars yi ni ma laaj ma
ko joxe délivrance bi dakkal nañu ko à partir de tey bi 21h jotee. voilà Aba mi ngi ma koy wax naan ma yow xanaa gars yi dañoo dégg li nga wax. parce que tey jii soo fekkee da nga jóge fii dem seen village mën ngaa yóbbaale feebar bi wala sooy ñibbi li nga indaale ko. Sénégal ni ñuy jullee korité foo toog mën ngaa korité su fekkee sa yaay dafa nekk dëkk ba lijjanti li ngay lijjanti yónnee ko te toog fii julli. loolu xam naa ni oustaz dina ci ñëw xool ba xam nit mën naa toog biir këram julli itam wala loolu mën na nekk wala mënu nekk mais daal li nga xam ne moom laa gis sur le terrain Dakar ba croisement Diaroumbe Dakar ba Kolda Dakar ba Tambacounda li ma gis man dalul sama xel. wax dëgg yàlla suñu defaraatul toogaay yi waxoon naa fi tamit ni leen suñu changé wul suñu comportement yi feebar bi dina fi tabaskee waxuma la sax tabaskee waaye dina fi 31 décembre parce que suñu comportement yi ñu ma gis ci dëkk bi wax dëgg yàlla tiital na ma man ku xawma ku tiitul waaye man tiit naa ci Alaaji Baye Cheikh. voilà dama foogoon ni am na loon ci mën a woon sax. waaw am na def naa ci benn reportage. lu tax tegoo ko yow it. waaw reportage bi mi ngeeg Apulaay su fekkee pare na mën nga ko jox askan wi ñu xool ba xam à l'intérieur du pays respecté nañu takk masque yi wala takk respecté wuñ ko xoolal. maman an sa masque. sama masque mu ngi fi. xaaral ma teg mu ngi fi xaaral ma. indil ma ko beneen masque an sa masque. sama masque yaa ngi nii am masque nga anam. kal na mais masque du pour poche. waaw jaww bi daal man gaay voilà. nga mama an sa masque. fàtte naa ko ci kër gi. fàtte nga masque bi ci kër. waaw. benn masque nga am. ñaar laa am. grand masque bi tilim. xam nga naan bi moo ko def nii loolu moo tax dama bëgg a yàkkamte tuuti pour ma gën ma tey. waaw sëñ bi yow an sa masque. masque baa ngi nii fii. benn sa masque bi ñaaw na. ba pare nga jël masque bi def ko ci poos masque bi pour poos la pour. non dafa tilim looloo tax dama ko bëgg a fóot quoi dama ko bëgg a fóot. damaa fu xaw a tayal tuuti rek pour de merci beaucoup. voilà merci beaucoup. mais yéen ñëpp kenn takkul masque kenn yéen ñëpp sa masque moom anamu. ngi nataale Sarr Mamoun. mi ngi kon kër ga. Sarr Mamoun waaw Sarr Mamoun. am takkal nii. takkal. def ko nii. déedéet. waaye dafa takkal. kaccal mu wàcc. na wàcc. voilà sa masque. masque mu ngi ne. masque du tax nga dugal ko ci poche. waaw dama ko. yëg nga feebar bi ci dëkk. waaw yegg naa ko. an sa masque. sa masque bi sama poche. fàtte naa ko indi de. waaw. est-ce que da nga ko war a fàtte. waruma fàtte kay sama poche laa dugg mais yaakaar naa fàtte. mais masque du pour poche. léegi takkal ñu xool. takkal tourné ko beneen côté bi tourné ko. voilà. xanaa amoo masque. amul masque amul. wala sa yaay joxu la masque. déedéet. sa papa joxu la masque. déedéet. ñoom takk duñu takk. déedéet. élève nga. waaw. yow yaa war a sensibiliser sa papa ak sa yaay ci wàllu masque mi ah sa papa amul masque. waaw. sa yaay amul masque. waaw. seen kër kenn du takk masque ah déedéet léegi takkal bi ñu xool voilà. damaa fàtte. waaw. xanaa sa borom kër wax la nga takk. wax na ma kay. waaw. xam nga feebar. waaw xam naa feebar ñun dañuy sonn trop. xam nga ni feebar bi day rey. waaw feebar bi kay day rey kay. waaw lu tax doo takk masque di raxas loxo yeeg yoon. waaw ñun dañuy raxas dañuy raxas dañuy def lu nekk ñu koy def pour feebar bi na mu jënd ci biir dëkk bi. ci biir àdduna bi ñu am. mais loolu ngeen xam ko pare gi nga marché bi fii nii ñu bari takkuñu masque lu tax lool. man ka demandé sama bés laa wax man damaa fàtte man am na ba damaa fàtte waaw. équipe bi nga xam ne moom laa àndal moom moo ñoo mujj rek taqa rek am lu leen jàppale am lii nii am lii nii pour yéen ñëpp dégg nga ngeen séddoo ko dégg nga voilà jaajëf. mu ngoog patrouille yu inspecteur Ndoye Bane ci dëkk yu bëri lay dugg ba tey lii pote ne léegi Ndoye Bane ripañ na dëkk yëpp ñëw toog est-ce que wóor na yow ndax dangay dugg si ci kër gi def nga test bi. man bis bu dee ma def test bi. parce que daanaka def nga dëkk yëpp. waaw
mais constat bi mooy ñu bëri amuñu masque wala amuñu conscience su takk masque. c'est ça lii rek dafa am lu mu wone comprendre wuñu quoi comprendre wuñu xawma sensibilisation bi daal des na à l'intérieur du pays. kon boog autorités yi nañ ko xamee noonu Dakar moom mën nañ ku takkul masque da ngaa def lu la neex. mais nañu génn bàyyi ville yi dem ci village yi parce que suñuy campagne ñun ñëpp dañuy policiers yëpp suñuy campagne dañuy dem ci lu dëkk sori dañ fay dem. kon boog lu dëkk sori nañ fa dem jéem leen a sensibiliser xamal leen mbir mi lan la. parce que dañuy dégg nii rek mais ñii ma gis ñi ma dajal ñu ci bari comprendre ñu. soo demee marché bu mel ne marché Diaobé dëkk la boo xam ne dafa sori te ñu 11 pays ñoo koy fréquenté. soo demee ay nit nga fay fekk ñoo xam ne vraiment bon dinañ dégg nii rek mais dafa mel ni daal gëmuñu ko lool. soo demee tamit ci yenn garage yi da nga fay fekk ay chauffeur ak ay apprentis yoo xam ni dañ fa tag ba bi problème bi amee ba léegi dañu tag ci garage yi amuñu lu lekk amuñu lu ñu naan ña nga fa su dog jotee dañuy màjjaal pour am lu ñu ndogoo. nga romb ci tali bi nga gis ay femmes yoo xam ne ñi ngi ci kaw tali bi di jaay seen mango jooju su jaree ci lañ fa seenee ndogu dama lay wax parce que benn anecdote boo xam ne am na ci sunu mbokk tukulóor xoma ay pël yoo xam ne dama leen a fekk ci tali bi ñuy jaay mango ma laaj leen mango ji ngeen di jaay pour lan leen ñu ne ma pour ndogu la man leen mat nañ lu mat ay 15 personnes man leen lii lépp suñu ko jaayee ñaata la li ngeen yor yéen 15 personnes yëpp li ngeen yor suñu ko jaayee ñaata la ñun ma 4500 ma daal di coppati as lëf ci li ma yor jox leen ñu bëgg a jël mango jox ma mën leen yóbbu leen mango subaa ngeen ñëw jaay ko ñoo waral ñu ma doon tàcc yu xam nga ñooñu amuñu lu jënde masque léegi autorité bi nga xam ne moo dëkk noonu à côté tey politique wala mu am doole wala benn bonne volonté war na dem ci dëkk yu ndawaan yooyu sensibiliser leen ndaxte ñoon ci tali bi leen dëkk au-delà de autorités yi moi je pense que TFM mu ngi fii chaîne nationale mu ngi fii mais rajo communautaire yi itam war nañu leen gën impliqué ci sensibilisation yi parce que je pense que dëkk yooyu yëpp am na ay rajo communautaire donc importance su rajo communautaire mu ngi doog a am ci dëkk yi. mais xam nga su leen sensibiliser mën na leen a sensibiliser ci seen làkk ci seen langue moo xam séeréer la wala tukulóor wala yi. pour ñu gën a comprendre mais su amul tamit benn bonne volonté bu fa jaar ñu appuyer leen ci ay masque ak ay gel tamit dañuy déglu rek dem def lu leen neex te ci tali bi leen nekk di jaay dem naa ci benn dëkk boo xam ne defe naa mooy jàlla malaari xaw ma kii daal fekk naa fa benn maire boo xam ni xam naa suba su ñuy teg intégral reportage bi di ngeen ko gis maire bi moom dafa ko farlu la dafa taxaw cooy dugg si ci dëkk bi da ngay raxasu takk masque mbaa doo dugg soo demee ba ci diggu dëkk bi daw ba xaaj dëkk bi da ngay taxaw raxasuwaat sooy génn dëkk bi tamit nga raxasuwaat parce que dafa am ay gendarme yu monté ci diggu tali bi soo demee gendarme yi dañ lay contrôler bëgguñu ko gendarme yooyu nga wàll leen te gendarme ci biir dëkk bi leen nekk ñoom tam donc monsieur le maire boobu dafa taxaw moom mooy taxaw di surveiller boppam affaire yi ci kaw tali bi donc communication bi daal Baye Cheikh grosso modo li ma ci mën a wax mooy à l'intérieur du pays communication bi des na looloo tax tey su gars yi demoon Korité ji ku dem Korité ji di nga yóbbaale feebar wala soo fay jógee di nga indaale feebar loolu lu leer si seeñu ginaar tamit ndax jar na jóge dëkk dem dëkk Korité ginaar rek la waaw vraiment julli ñaari rakka lekk ginaar kay def naa ni foo toog mën nga ko faa def est-ce que jar na ko man de jaraluma ko seeñoo ji pire man gi nga Baye Cheikh ba ma juddoo ba tey musuma taw a Korité Ndakaaru incha allah su ma fi yàlla bàyyee Ndakaaru laay Korité et puis du yàq dara ren exceptionnellement man pire rek mais nag naa la wax benn affaire de bàyyi nit ñi namante goo xam ni dëgg la jour julli gi dañuy génn naan dañuy siyaare ji nit ñi ñu ngi ñawlu tailleur yaa ngi ñaw bëgg nañoo sol seen yére bëgg nañ koo dem di ko wan seen mbokk yi xanaa sol toog rek nañ def nank de dañuy si ay namoon naa la rek gën naa la gis ci profito benn fan boobu lu ne mën na ci xew mais maam il faut mu leer leen ni feebar baa ngi fi jour Korité sax couvre-feu bi day am 21h parce que nit ñi buñ dee siyaare ji d'habitude à partir de 21h la ñu koy def day guddee et tout ça kenn mënatul yàgg fenn mais nañ ci bàyyi xel rek de lu bàyyi xel rek moo tax pour man même projet de communication pour événement wu Korité bi dafa waroon am ñu inciter nit ñi à ce que quand même parce que ziyaare ji xam nga Pape am na loo xam ne je pense que boo mesurer gravité bi da ngay jël sa ay responsabilité xam nga fan lay njëkk a commencer man par exemple wax dëgg xaw naa am tuuti lu ma jëndee yëre mais dama ne sama de pour le principe du ma jënd yëre bu bees xamul tax c'est pour décourager sama bopp di dem fenn xam nga donc pour man xam nga dañuy wax ni communication nit ñi dañ leen war di aar mais nit ku ne aussi benn moment da ngay jël sa ay responsabilité lu tax ñuy wax feebar bi bu Afrique peut-être du ko attan bu demee ci benn niveau bi foofu la parce que on a un problème de compréhension mais déjà il paraît sax hôtel yi ñuy def confinement ak yenn hôpitaux yi commencé nañu ñàkk place non te tollagul fenn
fenn. non te tollagul fenn te bon ñaanuñu yàlla mu avancer mais c'est devenu une réalité. donc aujourd'hui pour man nit yi nga xam ne ñëpp surtout les chefs de famille pour man feebar bi. chef de famille yi ñoo ko war a gën a mën a régler. sama waay ñun ñii ñëpp suñu kër yi. lu ñu neexul du fa dugg. dëgg la. lu ñu neexul suñu doom yi duñ ko fi dugal suñu jabar du fa dugg. donc loolu nañ ko boole ci li ñu neexul. ñu strict xam nga parce que fan nga koy xamee man peut-être que j'ai titillé un peu le coronavirus c'est-à-dire que jege naa ko. parce que jege nga ko peut-être laal naa ko. non attends ma expliquer. laaj rek damay laaj. non pour man c'est important parce que moom laa ne xam nga expérience dafa am lu muy jëriñ. jege nga ko mooy que. génnut ci yow. jege tu es à 2 pas jege nga nit bu ko am. à 2 pas xam nga lan moo la si génne. mooy que moment boobu nga naan mais heureusement que man dama nekkoon nit bu fagaru. ak farlu ba nga xam ne loolu génn ma si. ba nga xam ne bu ñu lay naan dañ lay defal test sax doo am yenn tiitaange parce que disposition yi nga war a yëpp jël nga ko. donc pour man soo ci muccee rek mooy wane ni yow li nga doon def baax na nga war ko continuer. te nit ñëpp nañu considérer que feebar bi jege nga ko laal nga ko te leen moo la si mën a génne mooy nga def li ñu la wax. et que yow tu es averti waaye tamit buuba ñun ñëpp la ñu avertir. bàyyi feebar bi na réew mi daan yëngoo wëkk financièrement économique doxatul. te gis nga buñ ko continuer nii. bañ a respecter consignes yi. bañ a confiné wu. day dem ak ñun 1 an 2 ans. day gën a metti. ñaari weer lañ ko dund xaw ma benn weer attanuñu ko. mu ngi metti nanu respect fi ñu nekk ñun yàqal nañu yu bari mënatoo dem seeti kenn. da nga daan dem da nga daan toog animé. impacté na ma ne impacté mooy wax nii. c'est ça koo xam chaque 15 jours nga def rassemblement. woote cosaan ak bu jot nga woote grand théâtre. wax wala impacté rek waaye rassemblement boobu kañ lay am. c'est compliqué en tout cas tout le monde est touché. je suis en phase avec Bouba li mu wax nii c'est important. bu dee dafa di directeur nga en face ak moom man phase ma kii. man xam na ne man xabaar déjà dégguñu li muy wax. ndax kii Charles Faye la mën a wax. mais Bouba bi xam na ni parfois man ak moom suñuy débat nii la day jaar ne ma jaar ne. mais li mu wax nii moom c'est tellement important communication bi waruñu ko di bàyyi moment bii sax dafa waroon am beneen stratégie de communication bu ñu war a mën a teg pour gën a Sénégalais yi gën a mën a comprendre. mooy li may faral di wax communication bu méngoo ak réalité dëkk bi. mais ba ci jàkka yi bu ñuy noddu. je pense bien man sama xalaat la dama ko jékki-jékki xalaat. parce que des fois da ngay jàkka yi bu ñuy noddoo ba daaneel sax dañu war a mën a dolli ci nañuy takk masque yi dañuy def lii dañuy def ni message bi di jàll. parce que des fois tu as l'impression que li France wax rek ñun ñaari fan après noonu la ñuy waxee. alors que réalité France bokkul ak réalité Sénégal. Emmanuel Macron tey la ni ne faut pas relâcher. faut pas qu'on se relâche la situation mais ñun tamit situation bi noonu lañ toll. dañ naan carrément dañu bu ñu relâché wu bu ñu def nii mais certes même contexte yi bokkul situation sociopolitique yi bokkul socioculturelle yi bokkul mais tamit ñun je pense que suñu li nga xamante ne moo ñu gën a amal solo mooy communication bi dans fin fond wu Sénégal li Ndoye Bane indi dafa am solo. ku ci nekk même jàkka yi bu ñu noddee ba pare ñuy gën a insister ci nit ñi ñu respecter mesures barrières yi. bu ñu saa yi ku daaneel ba pare même bu fekkee du ñu julli même bu fekkee dañuy respecter nodd yi rek mais bu ñu noddee ba pare bu ñu daaneel ñu respecter mesures barrières yi insister ci population bi ñu koy dégg di ko dégg de fait que ñu xam ne lii lu am la te lii réalité la bu xew lu xew ci ak mais tamit je pense que dëkkee wax te ñi ngay waxal bugguñ dégg amul njariñ ndax fi mu ne ñëpp xam nañ ni àddina bi waxuma Sénégal de mais àddina bi ñëpp xam nañ ni feebar bi mi ngi ci suñu biir mais yiñ bëgg a dugal ci biir feebar bi gannaaw feebar bi naan am naag amul ak politique la ak dil la loolu yoonu kenn nekku ci xam nga lan lañ war a xool ni feebar bi mi ngi ci suñu biir te bu la jàppee am nga chance pour dee est-ce que comprendre nga. te kenn buggut a dee. non attends parce que dañ naan non bâché xam nga dañ naan feebar bu jàppee mag wala xale lu ñëpp di daw baaxul ci kenn. baaxul ci kenn c'est vrai ah. amul mag amul xale. parce que kii kenn consulté wul sa bopp ni aw ma diabète aw ma asthme amul benn nit bu doxaalewul benn jàngoro. loolu amul. kon tey jii bu nit ñi taxawee. pendant 2 mois ku ci nekk ñu naan leen def nañ confinement def nañ couvre-feu loolu yëpp waroon nañu cee bañ a fekk ndax ku ci nekk yaakaar naa sa santé war na laa gënal lu ne. ku nekk jël sa responsabilité. mais léegi ñi nga xam ne parce que mënoo teg ñëpp ci seeni kër. mais ñi nga xam ne bëgguñu toog. mais amal fulaay ku la sonné bul ubbi. parce que mënoo teg ñëpp. ñàkk ci kersa quoi. non du ñàkk kersa ndax xam nga léegi. man boo defee sama kër arrivé déet ci te woowoo ma. boo sonné du ma la ubbi. déet ci arrivé déet ci lan mooy nga ñëw sama kër ci italien te woowoo mooy nga yegg si nii ci jomet ci sama kaw. mais xam nga. Sénégal man nga baal ma. benn côté maa kii xaw a nuroo man li ñuy raayal man dama ciy teg loxo. dëgg la ndax buñ nee la deeye ngi nga naan njiitu réew mee créé dee beeg état bee créé dee yow sa yoon nekku ci bul dee rek xam
xamoo lu xew. dëgg la dina matteem du matte. bu ci teg sa loxo dëgg la d'accord. léegi nag comme bëggu ñoo toog. mais ñi bëgg a toog te bëgg a mucc nañ toog te am fulaay bul recevoir kenn. waaye benn pomme de terre bu yàqu it mën naa yàq saako bi yëpp. waaye amal fulaay jeex ko ba gis ko sànni ko. dëgg la de bilaay li nga wax noonu. c'est ça benn pomme bu yàqu la. cas communautaire moo yëngal réew mi cas communautaire. doo xam kan la day daw ba dal sa kaw doo xam fan la la dale ngay moytu ba kaa bi yegsi te ñun bàyyi dañ ñoo war a bàyyi xel ñun feebar yi nekk ci ñun di nelaw ñun ñi dër déjà dër rek problème déjà mais ce qui est grave mooy sensibilisation mënul doy tamit. exactement foofu laa bëggoon ñëw léegi Pape man je pense que nit ku nekk sooy wax ak moom da ngay dem xool fa mu toll nga waxee ak moom foofu. donc tey sénégalais yi amaana sànq rek maa ngi ci doon waxtaan boo génnee ci biti da ngay naan dara xewul. marché yi mi ngi fees embouteillage yi comme pas possible ba pare ku ci sol masque da nga koy wàcce ba fii donc man je considère que c'est comme zéro parce que masque normalement fii yëpp la war a protéger mais su dee tey da nga jël masque bi wàcce ko ba fii voilà loolu day xaw a compliqué alors je pense que dañu war a gën a accentuer ci li nga xamante ne mooy communication bi wax ak ñoom nit ku nekk fa nga toll yaa ngi doon wax léegi rajo communautaire yi mais c'est très important te gis naa ne am na ay télé yu koy def ci nit ku nekk fa nga nekk ci langue bi nga xamante ne moom ngay wax ñu sensibiliser la ci loolu donc voilà je pense que autorités yi war nañ ko ak réalité exactement dafa doy wax ba pare Pape feebar bi àndul ak santé rek dafa ànd ak poche c'est-à-dire que loo ko gën a gaawee xeex nga gën a mën a jóg dem parce que ñun ñii ñëpp képp ñun ñii ñëpp ku ci wéet ak sa njëganaay tu te poses des questions sur les perspectives dans les 6 derniers mois xam nga maa ngi toog ak benn kii bàyyi ma wax la benn waaye kañ bu ma toogal mu ne ma damay dajale maa ngi toog ak benn waay mu ne ma musuma dajale waaye léegi damay dajale. waaye man tamit kaay ma nettali léegi waaye soosu moom it yëg na ni entreprise bu muy liggéeyee ren joxe wu ñu avance korite boobu laay wax ni doy na waar ni. doy na waar moo tax dabante nañu ñoom xanaa déedéet kañ. te bàyyi dama lay wax dara mais avance korite bi man ci laa naroon na yónnee sama maam. man nag ci laa naroon na jënd daanaka man sama grand frère. day liggéey ci entreprise boo xam ne 25 lañ daan fay. dafa dem ba le premier moo woote moom. ñu ne ko toogal xaar rek dina la woo. dina la woo am na ci entreprise boo xamante ni. da yore ressources humaines en émiri la tudd. di salaire yi yéexee ci période bi géwél ba da koo wax ko lu baax. lu mu ko wax da koo tagg rek. ne ko xam naa dans 2 jours jamono neexatul. donc doy na waar donc affaire bi dañ ciy kii nii vraiment question bi dafa rëy. dafa mag pour yu bëri ñun ñëpp fu mu nekk nii. suñu xel yi dafay kii boo yoree njaboot. da ngay xalaat fii ak 6 mois. ainsi ça devenait hyper méga difficile. te loolu je pense que bu ñu ko intégré. wax fa dëgg yàlla. war nañu mën a pousser à ce que ñun ñu gën a vraiment farlu. xam nga nit ñi aussi magum jëm nga topp ci. di wax pendant 3 mois nangul dégg dafa nekk tamit et puis Oustaz Assane au-delà de gestes barrières au-delà de kër docteur nag nañu bàyyi xel ci ñaan yi respecter leen gestes barrières yi. nañu impliqué rajo communautaire yi ñu ñaan suñu autorités yi itam bu ñu dee sensibiliser di communiquer na toujours méngoo ak suñu ay réalité ñun Korité par exemple ak saafonte li abaax na léegi dem ziarante jóge dëkk dem dëkk jullee foofu donte ginaar rek nga fay lekk waaye dem yeewoo sa kër yaay namp donte 50 ans nga am dafa bokk ak suñu ay réalité bokkul ak waa France donc yooyu itam ñoom nañ ci bàyyi xel je pense que période bi waroon na fekk communication bi tar lool ci bu leen jóge dëkk dem dëkk di julli ji parce que mbir maa ngi fi mais communiquer rek la ñuy génne vite fait après ku nekk jël ba pare interprétation communiqué bi ngeen baal ma xam nga loolu dafa am solo et que communiqué bi ñu ngi koy bind ci nasaraan interprétation bi après ci journal télévisé bi lañ koy wax te moom laay wax ni lii yaa awa wax dafa am solo nit yi aussi il faut ñuy communiquer ak ñoom fi ñu nekk ci seen bopp fi mu nekk je pense que ça c'est important mais nga nag tey bàyyi waxuma de parce que loolu mu ngi suñu ginnaaw mais dama ne woon bi ñuy woo ay politiciens di woo ñuy way waroon nañoo woo ñoo xam ne dañoo am ay plateau yu mel nii waroon ñoo xam ne ay influenceurs lañ waroon nañoo woo xale yi ñu sensibiliser xale yi nga xam ni peut-être xale yi ñu ngi leen di suivre ñu woo leen président mais heureusement yéen tamit xaaru leen autorités yi parce que gis naa leen ci Instagram Facebook YouTube yéen ñëpp yéen a ngi sensibiliser ak compte yi nga xamante ni am ngeen ko et c'est bien sans attendre état donte waroon nañu leen woo mais yéen a ngi sensibiliser mais woowoon leen waxtaan ak ñoom ñu yëg ni parce que laajuñu feebar bi pour ñun ñëpp la ñu yëg ni ñun ñu ngi ci biir parce que ñun li ñu ci nekk ak li ñu ci mën je pense que ñeneen ñu bari mënuñu ko ci donc faaw ñuy jéem a xool ñu war a communiquer ñu jox leen ñu communiquer et puis ak communication fi mu toll comme yaa nan la ko waxee communiquer ci benn
xale bu ndaw boo xam ne dafa bëgg humour wala xale boo xam ne animation la bëgg kooku Pape Cheikh moo ko mën a communiquer mu dégg xale bu seetaan TFM di seetaan ay QG ak yooyu Pape Cheikh lay déglu donc boo joxee keneen mu communiquer communication bu du jàll banlieue bi ak yu demee noonu ñu xool ñan ñoo fa war a mën a communiquer dem seeti leen wax leen kaneen jàpp ci parce que dem wax nit lii sa yëf la ci nga bokk teewul mu nekk ci mais loolu da koy gën a encourager quoi. voilà mooy leader d'opinion yi il faut que ñuy wax bañ a xaar état peut-être donc war nañu leen woo pour boole leen ci mais kuy leader d'opinion rek na nga jóg jàpp ci puisque au départ on disait que l'heure était grave mais période bi nga xamante ni assouplir nañu yenn ci ay mesures ku nekk na jël responsabilité am Assane sarax yi ak ñaan yi nag ci la bokk. waaw Baye Cheikh xam nga feebar bi dafa nekk la nga xamante ni pour man dafa dépasser l'être humain parce que déjà ñu ngi wax ne ñu moytu virus bi te li ñuy moytu kenn mënu ko gis man na nga ko fekk fu nekk li la war mooy ku si nekk déema jël say matuwaay ba pare nekk un homme responsable sauver sa bopp sauver ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal penc mi yéen ngi waxtaane léegi tukki bi si biir réew mi ak yu demee noonu xam nga l'islam dafa résoudre suñu problème yépp ñun nag ñoo ne ko fi ñukk dem seeti leneen moo tax du ñu jóg si ay problème gis nga boo demee si alquran yàlla dafay wax naan yaa ayyuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha xam nga loolu mooy lan yàlla nee na bu kenn jóg di dem kër jàmbur te ka ngay seeti yëgu la mu ngi si alquran pourtant léegi nag ñun ñu ngi koy véhiculer te alquran rek na problème boobu bu yàgg beneen bi mu ne la yaa ayyuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idha ihtadaytum mu ne yéen ñiy gëm yàlla da ngeen di jël seen ay précaution si ñi nga xamante ni dañu sàggan ba mën leen def la nga xamante ni ëllëg def leen di lor loolu mooy prévention si li nga xamante ni moom moo di si l'islam ñun ñëpp dégg nañ ko ay yoon oustaz yi wax nañ ko imam yi wax nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere nit boo nekkee si dëkk lu mel ni épidémie wala pandémie am fa nee na foofu bu fa jógee yow parce que mën na nekk si yow nga dem beneen dëkk walla ko foofu waaye itam ku nekk si beneen dëkk yow bul jóge foofu di dem si beneen dëkk kon confinement am na nit ñi kay ñooy dégg wala ñu bañ a dégg te mbir mi il faut ñu bàyyi si xel suñu diggante ak suñu borom wax naa ko fi répété naa ko ay yooni yoon nee naa doomu aadama bu si mënoon dara du yegg sa fii problème bu ne am na fi ñu réglé ko vite fait après jàll si leneen mais bi te na àdduna ñi ngi wëri vaccin ñi ngi wër ay artémisia ñi di wër beneen yàlla nañu yàlla may bañ gis li nga xamante ni moom moo koy saafara mais itam suñu diggante ak suñu borom parce que feebar boo gis day am garab comme bi amagul garab nañ ko jàppe balaa nag si borom bi subhanahu wa taala lay wàcc comme ni ma koy waxee ku si nekk si ñun boo wéetee sa diggante ak sa borom nga ne yàlla maa ngi lay ñaan bu fekkente ne maa tax lii xew nga jéggal ma parce que tamit il faut ñuy delloo borom bi subhanahu wa taala li nga xamante ni moom la moom au-delà de la prévention au-delà de la sensibilisation et de la communication yi ñuy wax yëpp yooyu yëpp am na solo ndax wax ba dëgg yàlla comme waa kër docteur seen xam-xam moo wàcc jëm si wàllu feebar bi lu ñu si wax rek ñun dañ ko war a doyloo waaye itam njariñ loo fekkee parce que ku fi dëgër bopp itam ne da ngay braver interdiction yi di dem di korita ji ndax da nga namm sa waa kër comme ni ko Aba waxee wala da nga namm sa way jur ba dem jural leen li nga xamante ni wala yóbbu leen li nga xamante ni moom moo di loraange wala nga jële ko fa bu boobaa di nga xam ne yàlla comme ni ñu koy waxee julli la santaane kon li nga xamante ni moom moo ñu wax ñu ñëpp ñu tàllal yàlla ñaan ko mu jëleel ñu ko fi waaye tamit boole si ak li nga xamante ni moom moo di sabablu ndax bu ñu sababloo rek suñu borom subhanahu wa taala Baye Cheikh mën nañu ko teggil parce que fi mu nekk nii yàlla waxoon na ko bu yàgg ne woon na jamono ngi ñëw danaa leen nattoo yu bari bokk na si xiif fi ñu toll nii on parle de famine si yenn zones yi si àdduna bi yàlla waxoon na ne jamono dina ñëw dina tiit buuba mu ngi koy wax léegi fi mu nekk nii ñëpp a tiit par rapport à l'avenir et au futur lan mooy xew kenn xamul financièrement parlant yéen a ngi wax avance Korité ak yeneen am na ñoo xamante ni li yàlla xam doy na beneen bi mu ne danaa rey ay bakken yu bari ñaata nit ñooy faatu si àdduna par bés Mamadou Ndiaye wax na ko léegi 100 et quelques mille de positifs si benn fan ba OMS di sonner alerte kon loolu nga xamante ni du ay caaxaan c'est que ñun en tant que être humain en tant que ay doomu aadama il faut ñu xam ne ñun dañu am limite am na fa nga xamante ni nag bu ñu ko dépassé yàlla subhanahu wa taala moom toujours day teg ay barrières am te doon na kilifa ga nga xamante ni ku mu ne yem ma fii da nga ko fa yem ala kulli xaal virus bi nag soldaara si soldaar yi yàlla yi rek bés bu ko yàlla nee demal toog fa la déglu ma dana toog déglu ko ba kër balaa muy soobaat borom bi subhanahu wa taala donc yàlla nañu yàlla defal jàmm te yàlla subhanahu wa taala jëlal ñu ko fi waaye surtout nañuy dimbalante Baye Cheikh si période bi parce que am na ñi nga xamante ni sonn nañ lool ba fu mu yem yàlla xam na donc te sallallahu alayhi wa sallam fii may jeexale waxoon na ne di dimbalante secrètement discrètement loolu day fay
meru borom bi subhanahu wa taala kon lu waay tane sa morom rek na nga ko def te yàlla tax rawatina si fukki fan yi nga xamante ni moom la ñu nekk Baye Cheikh di fukki fan weeru koor yu mujj yi moo tax discrètement ku ma woo léegi nii ma dimbali ko donc ay enveloppe yu bëree ngi bu nekk def na 100 000 discrètement laa koy joxe permettre équipe yi ci ginnaaw installel ma Cheikh Moustapha Seck laa bëgg mu ibbil ñu tey jotaay bi léemul ñu ko laataa gan gi ñëw ñun ñëpp ci guddi gi tey Aba No Stress yaa Awa Amina Poté Bouba Ndour Afghanistan rek léegi man dama foogoon ni kooku ku siiwoon te nañu ne dee ci ñoom nu mu tudd. Ben Laden yow yéex nga fee ñëwaa sama xel mi chaque jour day fattu kenn du ma gàgg benn la ay baadoola rek laa fi liggéey muy xale yi mais yow bëgg fi ñëwee ba te yaa ngi may gàgg nga ni kooku nu mu tudd yéex ngaa ñëwaa sawla Ben Laden donc Ben Laden mu ngi fi le temps ñuy installé Moustapha Seck nga xam ne ni boo ko déggee ci publicité rek soxol bi dafay sedd taalibi Serigne Saliou bi Amina Poté moom Moustapha Seck day seral xolam donc daañu ko déglu dans quelques minutes bu ko defee mu ubbil ñu jotaay bi ñu doog a dem ak sunu beneen soppe boo xamee ni moom it daf ñuy bégal bu ko defee ci beneen partie bi deuxième bi ñu tàmbali nag recevoir Ahmed Khalifa Niass dinañu waxtaane yu bëri angle de traitement bi nag tey inspecteur Ndoye Bane la ñu koy dénk bu ko defee ñu am feneen fu ñu génn ak moom ndax xam-xam wee yaatu wa nga xamee ni moom dañu bëgg di profité ci moom Serigne Ahmed Khalifa Niass en attendant ñu jël quelques téléspectateurs ci 88 628 76 76 88 628 72 86 wala 88 628 65 65 allo. allo oui. allo allo. allo waaw. kooku. man la Lalla. Lalla na nga def. maa ngi fi rek Pape Cheikh. xanaa yow la Fallou Dieng woyoon Lalla. Lalla dafa mel ni la de. waaw sa tur bi dafa woyu Fallou Dieng boobu de Lalla fan ngay wootee Lalla. Liberté 6. yaa ngi wootee Liberté 6 très bien nu ngeen def ak mbas mi mbaa yéen a ngi moytu di daw. waaw. respecté mesures yi. waaw ñoo koy respecté moom. mbaa doo korité ji rek. dégg ba. ma ni mbaa doo korité ji mbaa yaa ngi toog sa kër. non maa ngi toog ci kër gi kay. très bien donc yal na la yàlla sàmm du ma la téye lu yàgg dama lay teel a libéré am nga fi 100 000 francs. merci beaucoup Pape Cheikh. voilà quartier général may na la ñaar fukki junni yoo xamante ni ndimbal la ci waajtaayu korité bi mais bon nga jël ko rek te toog seen kër ak seen waa kër. waaw pour xale yi bañ a génn ndewe na lu xale yi lay doon. voilà jël leen ko ci ginnaaw mu mën a jot ci xaalisam fanaanoo ko xelam dal na beneen téléspectateur dugg 88 628 72 86 maa ngi ñëw gërëm léegi kati création tey moo génn ci bleu bi moom dama koy teel a gërëm ndax jàmbaar la donc bokk na ci collaborateurs yi moom Bàcci Jum Keifa donc kati création merci pour cette belle collaboration bu ngeen ci bëggee toog seen kër ñu livré leen ngeen am lu ngeen toiletto mën ngeen ko woo ci 77 631 52 52 voilà ñetti xob la yoo xam ni c'est très original bleu bi it ma sol bu ngeen ko bëggee mën ngeen woo kati création directement ci 77 631 52 52 donc kati création ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci jàppandal gi allez 88 628 76 76 allo. allo Pape na nga def. maa ngi sant. ça va bien. ça va kooku la. man la Amara Diallo. yow la nan Diallo. Amara Diallo. Amara Diallo fooy wootee. maa ngi wootee Grand Yoff cité millionnaire. yaa ngi wootee Grand Yoff cité millionnaire. waaw. ça va mbaa yéen a ngi protégé wu bu baax. waaw ñu ngi protégé def raxas suñu loxo def lépp. ñu ngi ragas suñu loxo ñu ngi protégé yéen a ngi ragas loxo yi bu baax. waaw bu baax waaw. affaire bi dafa garaaw de. affaire bi dafa garaaw de ñu ñaan rek dina jeex incha allah. Cheikh mbaa yaa ngi sensibiliser sa waa kër yi ak waa koñ bi. chaque jour Pape Cheikh maa ngi sensibiliser nit ñi. yéen a ngi ragas bu baax. ñu ngi ragas ñu ngi protégé yëpp. yaa ngi ragas. waaw. loxo bi di nga ko raxas ak ragas. ñu ngi ragas bu baax ba mu set waaw. ak ban ngay ragasaat. kër gi bëriwul de Pape Cheikh. kër gi tam yéen a ngi koy ragas.
waaw ñu ngi raxas ba mu. très bien yow dama lay teral ba nga kontaan parce que yow am nga conscience ci feebar bi xam nga nu may njëkk a def ak yow. waaw dama lay may bankal sa baaraam 100000. waaw. tegal la ci ceeb bankal sa baaraam allo ragas bu mu dem li ma ko bëgg a may yëpp ceeb diwlin meew soble pombiteer café tàndarma saabu gel masque ak visière bu jógee fondation Youssou Ndour li yëpp laa ko bëgg a may même bu fekkee ragas mii daa coupé seetal leen ma ko ci ordinateur boobu machine boobu nga yoree Eva ci ginnaaw yaag Pape Cissé li jëntil leen ma numéro bu ko defee 100000 la ñu ko may ak dundu 1 mois boo xamante ni mën na koo jàppale ci période bi la nga xamee ni période de crise la à propos de solidarité daañu dem bu ca kanamee xombol dëkku ñaatam moom itam def na fa lu exceptionnel ñu ko ciy félicité dinañ leen won li nga xamee ni moom la séddale waa dëkkam muy lu am solo loo xamee ni Ndoye Bane def na ko dëkkam tey itam ki nga xamee ni moo di ñaatam def na ko donc dinañ leen won image yooyu le en attendant continuer leen di woote ku duggaat léegi di nga am 100000 ak dundu 1 mois wala wattaayu korité lépp rek ci quartier général bu inédit bi ñu leen di proposer tey exceptionnellement ci télévision Futur Média Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu bàyyi la nga léemul ñu jotaay bu exceptionnel bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barke Borom Tuubaa ñoo ngi ziare ñu nu bokkal plateau bi yëpp di leen nuyu ci seen tur ak seen sant di ziare sunu yaakaar muy sëñ Mouhamadou Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal te dolli wéram ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi